Diamaguène Info. 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 li ngeen def am na solo. boobu ba léegi yéen a ngi taxaw ci liggéey bi. ñoom ñëpp ñoo ngi leen di sant. Nous sommes là pour tout le monde. baatu askan ñu ñaan yàlla suñu borom tàmbali ak bismillahi rahmaani rahim jeexal ci alhamdulillahi rabbil alamin اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم
رحمة الله ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم yéen ñun ñooy xale yi Nuuru Tawhid Quran lan mooy seen bàkk jàng xam jëfe sellal ragal Yàlla yaru yeewu yeete Quran irtida Nuuru Tawhid bismillahi ñu ngi door sant Yàlla mi kenn di ko kañ di ko bàkk duñ ko tëkkal leen mooy ki ñu may ñu fekke waat suñu bis bi ñu tànn di ci dundal sharia ak lii di farata ak sunna xam ne wote naa kabaar ngir ñu ànd doon benn gëstu xam déggoo juboo jàppoote bañ a senn lii ñu war kat mooy tàkku ànd bennoo ngir Qur'an jàmmarloo ak ñi di xeex téere bi di Qur'an yéen ganu Yàlla yi fi teew seeni mbégte laa ñuy seet ci seeni xar kanam yi Yàlla buur bi def li gën yéenay ñun ñooy yéen yaatal nañ bis bu raglu gudd maa ngi di la ko fàttali bis ba ngay dénki ñu daal di lay sulli jëmale la ci sa boroom kenn du la wéttali lépp ni teg ni selaw ni ñëpp di xulli alqahaar wàcce jantam mu tiim bopp yi ku lay xettali nga taxaw sa kanamu boroom yow junub ku lay dimbali mu lay laaj ngay tontu kenn du jottali bis bii waka raglu ba waajal nga ko ci ay julli jaamu Yàlla def lu baax ngir mu mën laa وما قدر الله حق قدره doomu aadama yi joxuñu Yàlla dëgg ak xam màggaluñu ko nañu ko war a màggalee والأرض جميعا قبضته يوم القيامة yawmal qiyaam suuf si lu muy rëy rëy Yàlla da koy nëb si loxoom والسماوات مطويات بيمينه mu lem asamaan yi si ndeyjooram سبحانه وتعالى عما يشركون tudd naa sell màggaayam waliis lépp lu ñu koy bokkaaleel ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله wal buftu bi ñene woon seen bàmmeel ñëpp dekk taxaw di xaar fan la ñuy mujjee ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ñu walee buftu bi ñene woon seen bàmmeel taxaw di xaar fan la ñuy mujjee Yàlla ni la sa dund gi si la ko ràppal si di ma neex nga ne woon wala Iblis nga doon liggéeyal la ma la wër sa doon sa àdduna ñëpp ñee la ci alal foo ko jëlee baaxlew na yow laay déglu waxal xam-xam ba ma la wër sa lool loo ma ci defal ñu daal di lay jox sa téere jëf kenn du la ko jàngal ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ñu jox doomu aadama yi seen téere jëf
nga gis say bi tiit si li ko fekk si ay ñaawteef. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ñu naan wooy alku nañu yéemu nañu si biile téere bàyyiwul dara du bàkkaar bu ndaw du bàkkaar bu mag lépp la bind. ووجدوا ما عملوا حاضرا. ñu fekk lépp lu ñu defoon si àdduna teew si seen téere. ولا يظلم ربك أحدا. sa borom nag du tooñ kenn. siraat danañ ko jaar te du jaas di moo si kaw safara suy saas sew ruuj barawu caas ñëw lool ni jaasa buñ daas wuy ñu koy fudu ni jaan buñ ñaas ni ña di fa jaar seen xol ya di maas tiitaange lëmbe bërëbu kenn du kaas ñene woon si lu bon rek a ñàkk chance xamal ni jëf ju baax moo fay doon paas. وإن منكم إلا واردها. du tallal siraat te kenn ku nekk si yéen dina fa jaar. كان على ربك حتما مقضيا. loolu du jaas borom bi dogal na ko ba pare. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. topp ñu muccal ña ragaloon yàlla ñu bàyyi tooñkat yi nag nërmeelu si ay safara. ñeneen woon sa àdduna seen waar ñu ko daan bay si lu baax ñooñee yàlla dina leen fay ay jana joo xam ne borom bi da leen koy may waaye ñeneen woon si lu bon seytaan daan leen jey dees na leen tàbbal te safara ñu ne fa di say te kenn si ñoom bu boobaa du fa amum lay. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. képp ku dikkal boroomam di kàccoor safara di lay xaar safara soo xam ne da lay lakk ba nga ñor doo dee te doo dund. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ña dikkal seen boroom doon def lu baax gëm ko ñooñee ñeen la leen ay aljana yu kan. Iblis ne li ma leen digoon du leen dul caaxaan mu taxaw di leen ñaawal di xaqataay di reetaan dañ fa seen wet si ñoom ak ay ñaan. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. ginnaaw ba yàlla attee jaam yi Iblis taxaw di wax ak ña ko toppoon ni leen li leen yàlla digoon rek ngay dëgg sama dig yëpp ay naxaate la woon. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. mënaluma leen tey fii dara dama leen woowoon si ay caaxaan ngeen wuyu si ma. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. bu ma kenn yedd leen seen bopp. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. tey jii mënuma leen a muccal si bëggalum yàlla te yéen it mënoo leen ma see musal. إني كفرت بما أشركتمون من قبل. dañ naa ba set wecc si li ngeen ma doon bokkaale ak yàlla ca àdduna.
إن الظالمين لهم عذاب أليم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Monsieur le maire de la commune de Diamaguène Sicap Mbao, Monsieur le parrain de la cérémonie, Monsieur le président du CEFAT, Madame la secrétaire générale de l'inspection de l'éducation et de la formation de Thiaroye, Messieurs les inspecteurs chefs de district, Messieurs les inspecteurs en langue arabe, chers membres du CEFAT, chers parents, chères directrices, directeurs, Messieurs, Mesdames les codecs, chers parents, honorables invités, chers élèves récipiendaires. Vous me permettrez, comme j'ai l'habitude de le faire, à l'entame de mon propos, de réitérer ma grâce à Dieu le Tout-Puissant, le prier de nous éclairer par sa science infinie, de nous délier la langue, de guider et de raffermir nos faits et nos gestes, afin qu'en permanence nous puissions avoir des idées clairvoyantes, tenir des propos intelligibles et poser des actes empreints de sagesse. À la suite de cela, je voudrais remercier Monsieur le Président du CEFAT et tous les membres de l'organisation pour avoir initié cette belle cérémonie de récompense des meilleurs élèves issus des franco-arabes. C'est une initiative heureuse parce que quand on entre à l'école, l'ambition de chaque élève est de faire partie des meilleurs. Mais justement, tout le monde ne peut pas être meilleur. Tout le monde peut être bon. On peut arriver dans une école, faire de telle sorte que tout le monde soit bon. Et c'est le souhait du système. Mais parmi les bons, il y a toujours les meilleurs. Et c'est ça qui va pousser les élèves à continuer à travailler davantage pour être excellents. Et j'ai l'habitude de dire qu'au Sénégal, nous sommes en train, à travers ces élèves, quelle que soit l'option classique, franco-arabe, Dara, formation professionnelle, l'État est en train de fabriquer des ressources humaines en passant par nous qu'il a déjà fabriquées. Nous tous, autant que nous sommes, nous avons été enfants confiés à des enseignantes et des enseignants qui ont fait leur travail, j'allais dire qui ont fait leur job pour que nous puissions réussir. Quand on a l'opportunité d'avoir en face de nous des enfants qui sont l'espoir de leur famille, nous avons l'obligation professionnelle et l'obligation morale de tout faire pour qu'ils soient bons. On n'a pas le droit de tenir une classe et voir des élèves au bas de l'échelle. Ça, c'est notre mission. Nous sommes des professionnels, nous devons y travailler. Et cette activité que vous avez organisée entre justement dans le cadre de la motivation des élèves. Parce que les psychopédagogues ont l'habitude de dire qu'on ne peut pas boire un cheval qui n'a pas soif. Et la soif du cheval, c'est cette motivation que vous inculquez aux élèves. Prendre certains élèves, leur donner des récompenses, même si c'est un bout de papier, on écrit leur nom là-dessus. On les appelle devant le public pour leur dire « Vous avez été récompensé parce que vous avez bien travaillé ». Cet élève-là, si vous procédiez au suivi de cohorte, vous allez chez lui,
ses parents ne lui diront jamais apprends tes leçons. Parce que vous lui avez inculqué cette confiance en soi qui permet à l'élève, à toute personne de se surpasser. Et c'est pourquoi je vous félicite. J'encourage les élèves qui ont déjà pris leur prix, leur cadeau. J'encourage également ceux qui ne sont pas montés sur le podium. Et je leur dirai toujours ce que j'ai l'habitude de dire aux élèves. Ne dormez pas sur vos lauriers. Quand vous êtes récompensé, vous pouvez penser que vous êtes le meilleur. Oui, vous êtes le meilleur aujourd'hui, mais vous n'êtes pas le meilleur pour toujours. Vous dormez sur vos lauriers. Ceux qui n'étaient pas là vont vous utiliser comme lièvre. Ceux qui font l'athlétisme savent ce que c'est qu'un lièvre. Quand on veut courir, battre des records, on met un athlète qui court plus ou autant que vous devant. Quand il accélère, vous accélérez, ça permet d'améliorer votre performance. Ces élèves qui ne sont pas encore montés sur le podium vont vous utiliser comme lièvre parce qu'ils vont tout faire pour vous battre. Il faut continuer à être excellent. Et c'est comme ça qu'on va avoir des ressources humaines issues de nos écoles franco-arabes qui vont rivaliser avec tous les élèves des autres cycles, mais tous les élèves et étudiants du monde. Parce que le Sénégal a l'ambition de fabriquer des personnes qui vont rivaliser avec les autres nationalités. Des personnes qui sont épris de valeurs, des personnes éprises de valeurs, qui connaissent leur religion et qui connaissent la science, qui peuvent être dans toutes les universités, être des autorités à travers le monde et se comporter comme ce personnage Samba Diallo de Cheikh Hamidou Kane, qui a fait les Dara, qui est parti apprendre la philosophie en France. Et quand il est parti dans une famille d'une femme, Lucienne, ses parents lui ont servi du vin, Sangara, vous connaissez. Et il a décliné en disant « Je ne bois pas d'alcool ». Le père de Lucienne lui demande « Mais pourquoi ?» Il dit « Parce que ma religion me l'interdit ». Voilà, c'est ça la foi. Vous avez la chance d'être dans des écoles où on vous inculque cette foi. On vous inculque la connaissance de la religion. Et à côté de cela, on vous enseigne toutes les connaissances qui vous permettent d'être de bons intellectuels, des scientifiques, et aller conquérir la science partout et revenir servir votre pays. Si vous le comprenez comme ça, vous serez de très, très bons citoyens du Sénégal et du monde. Et j'apprends également que les enseignants sont primés. Effectivement, un enseignant, c'est un métier prophétique. C'est un métier prophétique. Et un grand poète arabophone disait « Qum lil muallim wa fihi tabjila kadal muallim an yakuna rasula » Lève-toi en signe de déférence devant l'enseignant, car il s'en est fallu de peu que l'enseignant fût un prophète. Vous avez un métier prophétique, exercez-le avec sacerdoce et c'est le bon Dieu qui vous récompensera. Je vous remercie de votre attention. Masha'Allah, Masha'Allah. Jëf mag digal sa seede rafet sa way rafet ah waaw waaw. La valeur n'attend point le nombre d'années. Mérite de connaissance lu yàgg dëkk leen am lu rëy ñu wax ko namm sam xel jàng bañ lay sargal law la cat les lauréats law la cat les enseignants law la cat Safa law la cat yéen. Des écoles franco-arabes de Thiaroye vous souhaite la bienvenue
et vous déroule le tapis rouge. Dalen ak jàmm. Welcome. Nous allons porter le fil. Nous allons porter le fil. Le plaidoyer. Nous allons dire, faire rire et faire porter des messages. Oui, l'éducation est la clé du savoir. Le savoir est l'essence de la vie. L'honneur et le mérite reviennent à ceux qui jamais sans relâche œuvrent pour renforcer l'humanité. Être patriote, ce n'est pas seulement être natif d'un pays. Être patriote, c'est servir citoyennement et constamment sa patrie. Que l'on soit homme ou femme, peu importe, l'essentiel, c'est d'être compétent. C'est ça. ñu ngi nuyu ñëpp di jiital si nuyoo bi suñu kilifa IEF Samba di nuyu monsieur le maire Cheikh Aliou Bey di nuyu Moussa Sow présidence Sénéfas di nuyu Moustapha Ndiaye nekk suñu parrain di nuyu Khadimatul Quran da nga xam ne soxna Khadisi la moo ko jiite di nuyu inspecteur arabe yi nga xam ne ñoom la ñu nekkal di ñu jàppale suba ak ngoon muy Moufattish Lo ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu Moufattish Jonn di nuyu Moussa Sarr ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu inspecteur Diao moom mi nga xam ne moom moo yor privé bi muy franco arabe ak français di nuyu honorable député Aïssatou Sissoko di nuyu Naar Sall nga xam ne mu yor mouvement Suxali Sa Gox di nuyu directeur école yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk ñëpp muy public ak privé di nuyu parents d'élèves yëpp di nuyu enseignants arabes yëpp di leen sargal ak enseignants français puisque franco arabe la ñu wax di nuyu bureau CEFAD bi nga xam ne man maa nekk si kanam mais liggéey bi yëpp ñoom ñoo koy liggéey ñoom ñëpp ñoo ngi leen di nuyu boo xam ne maa di leen beral nuyu di leen wax ni ñoom félicitation bis dama naan du man la ñuy félicité mais ñoom la ñuy félicité bis ñoom liggéey bi yëpp fan yi yëpp nelawuñu vraiment dama leen di yërëm rawatina ma tudd rek ku mel ne madame Koor jigéen la mais macha allah ak musu vraiment ñoom ñaar ay jigéen ak soxna Khadisi la moom itam chaque jour ñoo ngi liggéey ñun pour bis bi réussir kon ñoom la ñuy wax félicitation suñuy jigéen lañ mais vraiment ñoo ngi bay seen waar bay bu mat sëkk di wax nag CEFAD collectif la boo xam ne dafa ëmb ay école franco arabe yi nga xam ne ñoom ñoo nekk arrondissement Thiaroye ki ko jiitee di sama idole moo ko jiite woon muy Moussa Sow Moussa yàlla dafa def mu nekk sama idole def fépp fu ma nekk dama naan mooy sama idole de Moussa yàlla dafa nekk koo xam ne lépp lu may liggéey si CEFAD maa ngi moom dañuy waxtaan dafa may jox ay conseil dañuy réeroo wuñ mënuñ toog 2 jours te déggante wuñ téléphone day wax Moussa ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax vraiment di nuyu ñëpp di wax ni CEFAD nag dafa am liggéey bu am solo bu muy liggéey bi mooy ay formation yoo xam ne dañ koy def chaque année di former suñu jàngalekat yi nga xam ne ñoom ñooy jàngale arabe pour mun a def ay résultats yu mucc ayib te formation yooyu nag ñu leen di former gis nañ ku mel ne Moufattish Mbacké Ndour wax dëgg yàlla ren may nañu ay formation yu am solo ne gratuit laa leen koy defal pour CEFAD pour résultat wu franco arabe gën a yokk ñu ngi gërëm itam inspecteur arabe yëpp ñoom tam ñoo ñu defal ay formation di gërëm Moufattish Silla moom mi nga xam ne moom tam wax dëgg yàlla day jàppale franco arabe yi chaque jour pour ay formation yu am solo si élémentaire ak préscolaire bi di wan ni CEFAD tam moo ngi def ay résultats yu am solo puisque soo xoolee Daara Rama muy école d'excellence franco arabe nekk Diamniadio gis nañ ne chaque année Thiaroye moo fay ëpp lim bu fay nekk daaw suñu xoolee 24 yi ñu jëloon yëpp 10 yi ñoo ngi jóge si IEF Thiaroye nekk IEF boo xam ne chaque année moom mooy raw si Sénégal. loolu nag su amee li ko waral yëpp xam nañ ne ñun liggéey bi ñuy liggéey am na ñu fi jiitu ñoo xam ne ñoo doon liggéey loolu ku mel ne suñu papa suñu nijaay muy Assane Faye ku mel ne Omar Ndiaye suñu papa suñu oustaz ñoom la ñu fekk ñuy liggéey lii ñu nekk seen kippaar di taataan ba Moussa Sow ñu jël ko ne ko jiiteel man ma nekk si taataanu kippaaru Moussa di kii bañ na ma jiiteel tey franco arabe mun a egg fii di wax ni franco arabe
bu njëkk ñun ñëpp xam nañ ni histoire dafa metti woon mais léegi gis nañ ne am na ñeenti centre yoo xam ne ay centre franco arabe dañu examen Mbaaw am na Diamaguène Sicap Mbao am na Thiaroye am na kon ça veut dire que Thiaroye Géej am na mu nekk ñeenti centre yoo xam ne def nañ ko li tax nag ñu def ko soo gisee yeneen IEF yëpp amuñ loolu kon franco arabe dafa am taxawaay boo xam ne kilifa bu ñëw da ngay gis ne day jël franco arabe teg ko si kaw ndax résultat yi ñuy def gis nañ ne résultat wu Thiaroye yi pour mu yéeg chaque année ak IA bi franco arabe bi moom moo koy yéegal te loolu li ko waral rek mooy formation yu baax yi nga xam ne dañ koy former suñu jàngalekat yi te gis nañ ni même concours d'excellence yi nga xam ne organisé nañ ko fii si Diamaguène Sicap Mbao gis nañ ni école franco arabe bi saf nañ si sàpp de gis nañ si am na élèves yoo xam ne vraiment ñoo ngi si biir bokk si élèves yi jiitu li ko waral nag mooy école franco arabe bi ni ñuy jàngee arabe noonu la ñuy jàngee français programme bi ñu yor programme officiel la bu état bi teg ñuy jàng 50-50 ni ñu koy jàngee si arabe noonu la ñuy jàngee si français te gis nañ ni même sa gëstu yi nga xam ne dañ koy organiser au niveau IEF Thiaroye gis nañ ni école franco arabe damay tudd suul sax lu mel ne école Anadia bépp école buy dajeeg moom da ngay tiit te école franco arabe la. képp ku dajeeg moom. nga war a seeg moom ñu ne suba la ñuy see. doo nelaw. sa directeur du nelaw. te franco arabe la. te gëstu bi du gëstu franco arabe gëstu français la. kon ça veut dire que franco arabe taxawaay bi muy taxaw chaque année ñooy gis muy gën a yokk di gën a law. loolu daal mooy ay kàddu yoo xam ne moom lañ doon wax di jégaluwaat ñëpp di baalu àq ñëpp di wax daal Moustapha ñuy waxaat vraiment Moustapha ñoo ngi lay gërëm bu baax a baax gis nañ sa taxawaay ñoo ngi naan monsieur le maire Cheikh Aliou Bey ñoo ngi lay gërëm bu baax a baax gis nañ seen taxawaay parce que bis bi itam su jegee ba mel nii dafa am ñu si jàpp ñi si jàpp nag il faut ñu gërëm leen ñi si jàpp mooy ku mel ne Moustapha Ndiaye cadeau yi fi nekk yëpp moom moo ko joxe kon dañ naan Moustapha li nga mun ren yàlla na ko mun déwén te Cefaat nag dafa pare pour nekk yow partenaire ak yow pour ngeen liggéey ku mel ne Xaadimatul Quran gis nañ ni vraiment comme ni ko kii pen waxee enveloppe bu am doole la ñu joxe comme Moaz moom mi nga xam ne moo jiitee ñi nga xam ne ñoo yor ay daara si département Thiaroye ñoom tam vraiment démb ay cadeau yu am doole la ñu jël jébbal ko waa Cefaat ku mel ne monsieur le maire enveloppe bu duul la jël jébbal ko waa Cefaat gis nañ ni directeur école yu bëri ak collègues yi ñoom ñëpp jël nañ seen ñaq seen doole jébbal ko waa Cefaat kon Cefaat moo ngi leen di gërëm moo ngi leen di sant lii nag mooy 2e édition defoon nañ ko mais nag ñaan nañ yàlla chaque année ñuy yokk parce que Moussa tey bi ñu joxee lenge yi ñun wàññiwuñ dañoo yokk comme ni ñu ko waxee te dañuy ñaan yàlla nag innové am na yu bëri yoo xam ne dañ ko innové de déwén incha allah di ngeen gis yeneen yoo xam ne franco arabe pare na pour def ñoo ngi gërëm itam waa CAPEP Moussa Sow moo ko jiite ñun ñii ay membre lañ si CAPEP ñun ñii ñëpp ay membre lañ si CAPEP ni ñu nekkee si Cefaat noonu lañ géré waat CAPEP Moussa itam gis nañ ne waa CAPEP ñoom itam génne nañ enveloppe bu am doole 100 000 francs la ñu génne teg ko si table dimbali ñu ko kon CAPEP LG biñ demee bureau madame Aïdara moom itam vraiment dañoo dem bureau rek mu kontaan si franco arabe génne xaalis bu bëri jox ñu ko ne man franco arabe daf maa neex dama bëgg ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk franco arabe ba pare léemu bis bi kon tey bis bi su melee nii dañ naan madame jërëjëf jig nañu parce que ba ñu joxee xaalis bu bëri boobu lañ commencé di encaisser ay xaalis yu bëree bëri ba bis bi taaroo nii wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. macha allah na ñëw nii moom it dañ koy décerner macha allah. waaw kii moom yaa ko moom. président l'homme du 25. waaw. kilifa ci wàllum politique fii ci département wu Pikine ba bay jóg maa ngi ko naan ndax jox nga ma autorisation ndax ma wax wax dëgg yàlla parce que nekk na nit koo xamante ni taxaw na département bi lu ne def na ko fi bu ñu demee ba egsi fii ba son excellence président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre accéder au pouvoir dafa fekk ni ñu mel ni Cheikh Aliou Bey dafa am liggéey bu am solo bu ñu def ci département Pikine bi def ko ci Sénégal
parce que mën naa wax ni Pastef ba muy sosu moom moo yoroon massification bi fu ne dugg na ci àll bi ngir massifier parti bi ngeen baal ma rek loolu je tenais vraiment ma wax ko fii ci commune bu mu jiite. Monsieur le maire ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax a baax man je suis pas le parrain c'est lui le parrain. ndeysaan. kon ba ñëwee ba ñu waxee parrainage dama leen ne non dem leen si monsieur le maire Cheikh Aliou Bey parce que mooy suñu maire. xëy na damay ñëwee fii en tant que conseiller municipal mairie Mbao balaa ma continuer sama waxtaan ma nuyu monsieur Lief de Thiaroye nuyu imam yi fi nekk jiital ci Moise nuyu tamit autorités yi nekk fii yëpp nuyu aussi tamit enseignants yi fi nekk yëpp ak parents d'élèves yi ak élèves yi mbégte laa am rek mbégte laa am te lii mooy suñu cër te lii la ñu war a def li may wax rek bañ ma ko waxee sax bëgguma woon sax ñëw wallahi parce que jàpp naa ni lépp looy def di ko defal xale yi def ko te yàlla tax rek te ci loolu lañ nekk mais oustaz moo ma woo suba ba léegi bureau ñëwal mais aw moon yéene sax ñëw parce que jàpp naa ni lii fête d'excellence du suñu feetu xale yi la bu xale yi ñëwee ak enseignants yi ak le maire rek doy na moo tax ñu ngi leen di jaajëfal di leen encourager encore une fois di ngeen ñaanal nag bu baax a baax son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak son premier ministre yéene bi ñu am ci franco arabe am ko ci daara yi te ñu commencé ko yàlla na ko yàlla mottali amiin wax dëgg yàlla li ñu tax a jóg mooy ndaw ñi parce que boo gisee vision 2050 bu dafa am pàcc bu am solo muy capital humain te capital humain jàpp naa ni yéen enseignants yi da ngeen ci am wàll bu rëy rëy bi ngeen ci liggéey parce que réew balaa moo jag il faut que ñu tabax nit ñi te bu ñuy tabax nit ñi ndaw ji dañ ci bokk mën nañ def Sénégal développe mais nit ñi bu fekkee tabaxuñu leen dara du fi baax loolu da ngeen ci am wàll te maa ngi leen ciy ñaax bu baax a baax ngeen xat ci seen tànk tubéy monsieur le maire jébbal naa la pare bi yëpp di la gërëm bu baax a baax a baax di la féliciter aussi ci li ngay def si Kambaaw parce que barki démb mooy Njaay nga ñu invité nga doon inauguré benn centre sportif bind fii Sam-Sam je pense ñu ngi la ciy féliciter gis nañ vraiment effort yi ngay def ci Diamaguène Sicap Mbao réalisation yi vraiment ñu ngi koy suivre ñu ngi koy gis man de conseiller municipal la fee ca mairie Mbao waaye wax dëgg yàlla bu ñu sañoon li ngay def yi ñu am ko fee ca Mbao di la jaajëfal bu baax di gërëm bu baax a baax monsieur le président collectif des collectif franco-arabe de Thiaroye di leen jaajëfal bu baax di gërëm aussi tamit Oustaz Ndiaye ak Oustaz Guèye yal na leen yàlla fay xam naa ba beneen rek incha allah jërë ngeen jëf léegi du demee noonu. ñu ngi nuyu mbokku jullit yi fi teew nuyu mbokku dëkkandoo yi dégg kàddu gi nuyu mbokku arrondissement bi ak mbokku IEF bi yëpp di gital ci nuyoo bi IEF Samba muy kilifa gi nga xamee ne bi nii moo jiite IEF bi mais en même temps aussi di nuyu suñu imam yi. su ma waxee imam Omar Ndiaye ñi ci des ñëpp mën nañ ñu jàpp ni ñoom laa ko beral ndax seen taxawaay bu rafet ci sama ginnaaw ak yàgg ma di jox ay xalaat yoo xam ne tey lu ñu am ñoo tax ñu am ko di gërëm tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo taxawal bis bi muy waa Sefat te sama frère sama mbokk deret sama xarit Ali Bey jiite ko di ko ñaanal ndam lu rëy ndax moom lu mu dugg rek mu màgg loolu la ko yàlla defal ndax cawarteem ak taxawaayam kon tey mbooloo mi teew fii yàgg ñi ngi leen di ñaanal yàlla ñu ñëw ci jàmm dellu ci jàmm ndax maa waroon yëkkati kàddu yi pour dalal leen waaye activités yu bëri yi xaw ñëw tënk ba ñu ñëw pour tëj waaye moom ak bureau bi yëpp bureau Sefat bi yëpp ñi ngi wane suñu mbégte ak suñu kontaante ci ñoom corps enseignant bi muy école yi fi teew yëpp nga xam ne bokk nañ ci mbir mi di ki def seen doole di jàngal xale yi ñu wax leen ni tamit ñi ngi seen wet ndax jàpp nañ ni jàngale compétence transférée la donc maire bi moo war a def lépp xëy na ñàkk matale gi moo tax nit ñi ubbi ay école yoo xam ne am na lu ñuy joxe waaye lu ci ëpp social la ndax nee naa école franco-arabe yi moom mooy école sociale yi mooy école yi nga xam ne moom boo jaaxle ba yóbbu fa doom boo amee boo amul dinañ la téyel loolu moom ñoom ak daara yee ko bokk muy natt boo xam ne yàlla leen ko teg waaye ñoom tamit ñu muñ ko te taxul ñu taxaw kon tey xale yi ñu génnee fii tamit ñu leen di ñaanal mu jig leen récompense yi ñu leen jox waaye tamit mu nekk mbégte ci seen biir njaboot ak seen i waajur waaye ñi nga xamee ni tamit teew nañ fi waajur yi
ñu ñaanal leen ñoom it yaakaar gi ñu am ci école franco-arabe ba jël seen doom def ko fa ñu lépp luñ ci yaakaar ñu am ko ci. ñu am ci njàng mi ba ci wàllu administration ñu am ci taxawaay bu am solo waaye tamit ñu am ci li nga xamee ne bi nii mooy téere yàlla bi dugg ci seen bopp ak seen xol te loolu it mu nekk lu am solo tey bisu xale yi la kon ñaanal xale yi nga xamee ne bi nii ñoom lañ fi dagale ak ñi ñëwul te ñu jël yoon wi yàlla boole leen ci xale yi nga xam ne ëllëg ñooy défendre l'islam waaye yoo leen boole leen tamit ci ëllëg xale yi nga xamee ne bi nii luñ leen dénk dërëm du ci rot te it dinañ yor ci njub ak ci ragal yàlla ñaanal leen tamit ñëpp ñi nga xamee ne bi tey bokk nañ ci liggéey bi muy liggéey bu metti waaye ñu lim leen rek man Moustapha ñëpp xam nañ comme ni mu ko waxee sama frère la yàlla boole ñu combat bu am solo ñu def ko ba toll fii mu am taxawaay bu rafet tamit ci mbaaw ngeen gis taxawaay bi nga xamee ne bi nii taxawaay bu ràññeeku la foofu tey bu ñëwee fii man fierté la man fu ma toog monsieur le maire laa koy woowee parce que xam naa taxawaay bi da koo matale conseil yëpp ay maire lañ waaye moom daa matale ba pare am yéene tamit ci dëkkam kon loolu lu am solo la su ñëwee ñu parrainé ko damay jàpp ni man lañ parrainé gars yi sax bëgguma ci woon sori bi ñuy wax dama leen ni rek su Moustapha defee lii ñu def lii incha allah yaakaar nañ dina mat te matale na ko xeeb nañ nag bu baax taxawaay bi parce que jàpp nañ lii commune bu ñu ko ëndil te mu mënoon nekk ci yeneen i commune yaa war a def lépp mais bi ñu ne Moustapha tamit laa jàpp ni benn la ndax liggéey bi ñun ñoo bokk mission bi diggee nañ wax na ko suñuy kilifa tamit wóolu nañ dugal ñu ci bokk moomeel yi nga xam ne fi ñu dëkk la ñu am ci taxawaay yoo xam ne boobu rek moo ci mën a nekk ñuy wax nag njàngum franco-arabe bi am na loo xam ne yaakaar naa ne nguur gi taxaw na ci ñu ngi annoncé déjà BFEM yi ak diplôme yooyu nga xam ne Sénégal daaw ko reconnaître mu nekk diplôme yoo xam ne dañ koy reconnaître déwén kon loolu taxawaay bu mucc ayib la te ñu jàpp ne tamit lépp loo xamee ne bi nii ab làkk rek warul tax nit ñu mun a am limite ci ay diplôme ab làkk warul tax nit am ay limite ci nomination ab làkk warul tax nit am ay limite ci liggéey te loolu demoon na ba daloon ay jamono njàngum arab bi joxuñu ko woon cër bi mais yaakaar naa léegi cër bi dina ñëw ba nga xamee ne bi nii fépp fu ñuy tolloole danañ tolloole te kenn du fi jàng di uti feneen fooy jaar pour mën a am leneen kon sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp di leen ñaanal ñu daje ba déwén yàlla mayat ñu événement bu ëpp bi di wax vraiment Ali Bey kontaan nañ amuñu sa fay li nga def mi nga ko defal yàlla na la yàlla fay incha allah ñun ak yow ndam rek jërëjëf. macha allah. Diamaguène Info. 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 li ngeen def am na solo. boobu ba léegi yéen a ngi taxaw ci liggéey bi. ñoom ñëpp ñoo ngi leen di sant. nous sommes là pour tout le monde. baatu askan bi.